mu indil ñu ci effet yooyu noonu le waaye incha allahu taala am na koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu googu danañu ci gën a xuusal professeur ñu bàyyi la nga dikkal ñu ci planification familiale démb lañ tàmbali woon waxtaan wi démb dugg nañ ceeg mbokk yi indi ci quelques points tey dañu bëgg yow en tant que biologiste nga xam ne gëstu nga sa gëstu may na la ci wàllu googu nga xam ci lu xóot nga indil ñu planification familiale bu dee njëriñ la pour askan wi nga indil ñu ko bu dee gis nga ne am na lor yu ci nekk ngir askan wi tamit nga indil ñu ko suñu la dégloo ñi fi plateau bi ñoom it danañ am ay laaj yu ñu laaj ak i commentaires yoo xam ne danañ ko def ci sa biir waxtaan. professeur macha allah sëñ Makhtar ñu ngi lay ziar bu baax a baax macha allah. di rafetlu it thème bi comme ni ma ko waxoon léegi rek fi ñu tàmbali. di jaajëfal soxna si nga xam si tamit moo intervenir léegi. nga xam ne bu ngeen déggee ni mu waxee da ngeen xam ne li mu wax lu mu xam la. tey nag ci milieu bi lay dund. donc dafa mel ne ni ñu liggéeyee yëpp leeral nañu ko ñoom seen bopp. ak it maanaam liñ ci am ci liberté def ko ak tënk yi ñu ci am ak yëpp leeral nañu ko bu baax a baax. tey nag wax na ci li tax ñoom ñu di ko def ndax yaakaar naa faj moom boo ko déggee li ci ëpp rek mooy maanaam patient bi ñëw ci yow am jafe-jafe nga fexe ba satisfaire besoin bi nekk ci moom ba mu delloo xelam dal. yaakaar naa déggu nañ tamit piste yi nga xam si moom lañ teg. nga xam si moom lañu aligné ba tax ñoom tamit ñuy faral di conseiller nit ñi di jëfandikoo mbir mi ndax bu ñu déggee waxam tënk bi yëpp rek mooy mi ngi conseiller soxna yi ñu góorgóorlu di koy jëfandikoo ndax aar gi mu leen mën a aar ci yu bari. ci lan aar seen doom jooju doo ko juddu ngir mu nàmp ba nàmp mat aar leen ñoom ci maladie yi nga xam ne dañuy koy faral di wàllante ak yenn feebar yi nga xam si jàpp nañ ne bu yàggee mën na jural nit ki cancer nangam dégg nañ ko. question yi am solo yooyu nga ko laaj tamit dañ ko doon yittewoo macha allah bi ñu jógee ci moom tamit dañ ko rafetlu. mooy xamal nañu tranche yi jël yëpp rek ngir defal leen planification yaakaar naa dégg nañ ko ñun ñëpp xam nañ ne daanaka ci gàttal lañu ko mën a waxee mooy amul xejj ak seen. ci gàttal ki nga xam si tàmbali naa mën a am doom ba fa muy jeexale kooku jox nañ ko autorisation mu war a mën a def planification familiale. bon man de façon très simple damay wax ne médecine bi muy doog a tàmbali dafa nekkoon mbir moo xam ne doomu aadama da ko doon jëfandikoo ngir yàgg ci kaw suuf noonu laa ko mën a tëggee parce que doomu aadama dafa dund ci kaw suuf rek ba ci yàgg mu xam ne ndekete moom day dund mais day dee mu tàmbali ne waaw man léegi lan laa mën a jël pour bañ a dee booba naturellement dañ doon faju ci ay garab. da nga sa bopp day métti wala sa nangam nga dagg ci garab sangam xoj ci nangam lekk ci mala sangam wala ba léegi mala yi dañ koy def fi mu toll nii boo demee ci àll bi gis mala boo xam ne garab sangam du ko lekk waaye période sangam bu jotee garab googu da koy lekk parce que parfois boo defee étude sur le plan biologique di nga gis ne garab googu parfois day nekk un déparasitant wala day nekk un antibiotique wala dara boo xam ne moo koy fajal loolu naturellement garab nit ñi dañ leen bind noonu ñu ci suñu bopp bi ñu demee ba tàmbali xam yooyu ci lañu tàmbali di synthétiser suñu bopp suñu produit ñun di ko jël ci ay garab di ko jëlee ci ay mala la majeure partie des médicaments que nous utilisons aujourd'hui ay mbir la yoo xam ne ci ay garab lay jógee ci ay mala lay jógee mais ñu duggoo ci suñu loxo sur le plan industriel ba di ko mooñ di ko jox nit ki ngir mu di ko jëfandikoo bu amee jafe-jafe loolu moo doon mbir mi bon xam naa pour tëb lu bari bari rek ci wàllu science dem nañ ba tey macha allah gëstu nañ ci domaine yu bari bari sur le plan anatomique organes yu bari maîtriser nañ ko bu dutu njurukaay ñu am luñ ci suñu borom may ci wàllu xam-xam ci côté boobu ci wàllu science scientifique yi xam ko mooy ku góor ki fan lay jaar ba defar li nga xam si moom mooy tax doom juddu bu jógee ci suufam ñu di ko wax testicule yi yoon yi muy jaar yëpp ba ñëw xam nañ ko ba nga xam ne tey bu ci nit ki amee ay jafe-jafe sax yu ci bari am na ci yoon yoo xam ne bu ñu ko jaaree suñu borom mën a jël saafara bu dee ko jigéen ki tamit appareil génitalam la ko dalee ca ovaire ba ni mu doom ji juddoo lu ci bari xam nañ ko suñu borom def na ne jigéen sax am na fi différence ak góor parce que jigéen loolu di ay nenam moom du koy judduwaale ba mu nekk liir ci biiru yaayam lañ koy defaral nen yi mu nekk ci biir ovaire am mu génne wala ko jeune fille bi nga gis mi doog a judd nii na la leer na nen yi mu war a joxe pour ëllëg mu nekk ay doom moom mi ngi ak moom déjà commencé nañ sax di maturation mais dafa am fu ñu arrêté loolu sur le plan physiologique xam nañ ko ñun fi ñu taxawee bu ñu demee ba egg ci âge de puberté foofu la ñu tàmbalee weer wu dee wu nekk benn ci nen yooyu topp processus ba mat ñu libéré ko bu ñu joxee nen bi li muy xaar mooy ndax fécondation dina am wala du am lu ko góor ki joxe ñëw na wala du ñëw bu ñëwul moom dafay dee fekk butitu njurukaay gi moment boobu maanaam bu cycle femme bi tàmbalee rek ñi ngi tàmbali di màggal butitu njurukaay gi ay hormones ovariennes ñoo koy màggal ñu di leen wax œstrogène ak progestérone yéen a ngi dégg mu di ko wax ñaari hormones yooyu ñooy agir ci butitu njurukaay gi di ko màggal ngir mu préparer est-ce que fécondation dina am wala déet bu ñu demee ba fécondation am moom day continuer di dund butitu njurukaay gi dootu dagg bu fekkee amul dafa war a dagg pour femme bi gis ay règles bu gisee règles yi pendant quelques jours mu jeex mu reprendra cycle boobu beneen net màggat encore ainsi de suite noonu lay demee nen yooyu muy joxe weer bu deewu nekk bis bu demee ba jeex ci soxna si ñu ne egg na ménopause mooy mënatul am doom kon pour wax la ne la ñoom ak ñoom dañoo wute foofu góor moom bu demee ba tàmbali âge de puberté foofu lay tàmbali defar mën wi jekki-jekki tëdd rek gént am lu tooy sa tubéy nga ne lu xew mbir ma tàmbali na foofu lay tàmbalee du jeex nag fii mi ngi dund
day continuer di ko defar à vie moom noonu lay defee ay mbiram noonu la demee bu dee ko jigéen ki bu jeexalee foofu fa la mbiram yem léegi comme ñun maîtriser nañu ñaari voies yëpp xam nañu yëpp ku góor ki li muy joxe bu duggee ci yaramu jigéen ki fi muy jaar ba egg ci nen bi xam nañu yoon wi ni muy jaaree ci glande cervicale bi muy liquide bi koy teeru ni muy jaar ci buntu njurikaay ga ñu ko wax utérus bi ni muy yéegee ci trompe bi ba fa muy yegg ci tiers supérieur trompe bi dafa fekk nen bi ci ku jigéen ki joxe yoon bi yëpp xam nañ ko kon comme xam nañu yoon wii xam nañu yoon wee bu ñu jubloo ci ne li ko góor ki joxe ak li ko jigéen ki di joxe duñu daje mën nañoo wut ak suñu matukaay ndax cycle de la femme maîtriser nañ ko bu góor tamit maîtriser nañ ko ci gàttal li ci tënk mooy ñaari butu njurikaay yi ni ñu bindoo ci ni ma ko mën a waxee de façon ramasse bu laajee question tamit danañ ci wax ci yeneen leeral léegi ñaar yooyu bu mu nekkee jamono di dox ba mu jiw ñu gis ne jigéen ñi ñenn ñi wax dëgg yàlla seen njur day faral di jege ñu ci bari tamit ñoo xam ne sax ñi ngi ci réew mi wala bitim réew jàpp ne njur mi dañ ko war di soreel ndax yu bari yooyu mu junj bokk na ci mooy ne jàpp ne xale bi ci wàllu nàmpal ak nangam am na ci bien vrai que xam nañu ne ñi ëpp ci ñi ko doon wax ci réew yooyu tey jii ñoom ñooy ñi amul jotug nàmpal tey ci gàttal ni ma ko mën a waxee mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne bu ñu amee doom seen liggéey tënk na leen tënk boo xam ne xale bi daanaka du nàmp ci yaayam ay lait artificiel lañ koy jox ndax lu bari bari loolu moom lu wér la ci ñoom ñi nga xam si ñoo ko tàmbalee woon waaye terewul ñu boole ko ci biir yi yeneen tamit ñu bari wax nañu ne population monde bi vraiment toll na foo xam ne dafa bëri rek war nañu tàmbali di koy jéem di wàññi ba tax na réew yu bari tey boo fa demee tey mu ay puissance yu am solo dañuy dem ba daganal góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy ñu daganal ko seeni constitution réew mu ci mel ne France bu la neexee tey nga jël ko dem na ba tey seen constitution d'accord nañ ci ne boo juddoo dañ lay bindal non à la naissance maanaam bi may judd Moodu lañ ma tuddee woon waaye bi ma màggee man Aïcha laa tudd am naa ci droit ñoom may na leen loolu tey mooy am naa droit bi may judd ma nekk góor parce que dañu ma ko tuddee woon xamaguma woon bu ma demee ba màgg samay droit may nañ ma changé donc yooyu yëpp ñoom ñi ngi ko def ci seen biir planification familiale proprement dit tamit xam naa bu fekkoon daa xam nekk loo xam ne daa jékki-jékki rek xew Sénégal wala ñun suñu bopp ñu dem ba gis ne ñoo am jafe-jafe suñu dundin ñu créé ko kon damay wax ne suñu mbirum bopp la waaye jógewul ci ñun. ah bon déedéet jógewul ci ñun. programme national de la planification familiale ñu ngi ko tàmbali fii au Sénégal en 1990 dëgg la lañ ko tàmbali validé ci ni ñu ko xamee ñu ñëpp ci ay gëstu waaye ay réunion yu dul jeex yu jaar yu tax loolu ñu yegg si fa dafa jiitu réunion bi ñu defoon ca Caire ñu xam ko ñun ñëpp moo jiitu loolu. charte boobu ñuy wax protocole de Maputo bi après la ñëw en 2005 boobu sax après la parce que boobu fekk na planification familiale am ba pare ñooñu moom ñi ngi jëmoon ci mbirum avortement médicalisé maanaam jigéen ji ëmb ñu fexe ba dindil ko amam mu dindil ko ëmbam bu gisee ne conditions yi may ko mooy lan inceste ko ëmbal wala ko ëmbal wala grossesse la boo xam ne si moom grossesse indésirée la wala ak muccam yu bari mën na ca laxasu nangam am suñu loi mu réew it nag voté ci benn boo xam ne moom mooy bi nekk mooy ne jigéen ji mënul ëmb dindi ko lu dul benn condition benn mooy grossesse bi gis nañu ne moom dafa naral bakkan da ci nar a xaj bu ci amee doom bakkanam nar la ci xaj te boobaa ñetti médecin la ñuy définir yoo xam ne ñooy ñëw signé mbir bi te kenn ki ci ordre des médecins lay jóge ñoom ñooy signé mbir mi kenn ku nekk vérifié ko wér ne kii bu amee doom moom kat bakkanam xaj na ci ñu ne ko yow am nga droit yàq sa ëmb ku dul kooku keneen ku la mën di yàqal ëmb ci réew mi mu ne da koo def ci nu ko neexee mais loi bi mayu ko te mayu ko ba fi ñu waxee yow lii loolu daay ko xam bu baax loolu ci mbirum avortement médicalisé la léegi nag bu dee ci mbirum planification familiale noonu mu ko waxee noonu la bëree ay moyens yoo xam ne mën nañu ko jëfandikoo yaakaar naa lim na ci yu bëree bëri yoo xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko yoo xam ne ay moyens la ñuy jëfandikoo ngir nit ki jël ko man li may wax mooy noonu ma ko waxee mu ne nit ki lu muy jëfandikoo lu nekk rek mën na am ci moom ay effets secondaires ndaxte dañoo waxoon ne l'alimentation est la première médecine waaye terewul ñi gëstu ci diine xam nañ ne Seydina sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ne doomu aadama li muy feesal lépp biirama ci yées waxoon na ko tubaab bi dem nañ boo xam ne l'homme creuse sa tombe par ses dents waxoon na ko xamal nañ ne li ñuy lekk li ci ëpp ci li ñuy rey ci lay jóge ba mu koy wax mooy dafay njortu yow gan façon lekk ngay lekk ak lekk gi ngay lekk ban composition moo ci nekk naa thème bi bu doon alimentation moom kese dana jaar ñu waxtaane ci moom képp mu doy ñu xam tey li ñuy lekk lan la ak yan composition moo ci nekk ak yan conséquences am suñu organisme loolu rek doyoon na débat bi déjà waaye man ci biir lekk bi boo neexee boole planification familiale parce que moom tamit ci liy jóge ci bitti di ñëw ci biir yaram la doon moo xam da nga koo naan sur le plan oral moo xam dañ la ko injecté mu dem ci sa deret parce que lekk tamit loo mën di lekk lu nekk bu demee bu rees day dem ci deret képp nag lay demaat ci gàttal lii tamit mbir la moo xam ne dafay ñëw ci deret d'accord te bu ngeen déggee ci yi nga xam ne si moom la soxna si gën a lim sax mooy yi ñuy tuddee les voies hormonales mooy planification famille yi nga xam ne si dégguñu sax mu wax projet président Fatick waxu ko yaakaar naa bu ma juumul lu jëm ci condom wala daal yi jigéen mën a utiliser wala góor waxul yooyu yi ci njëkk yi mu gën a wax mooy yi nga xam ne si nit ki da koy jël mu am ay ndox yu mu koy sottil ci yaramam
bu ngeen déggee mu ne leen implant yaakaar naa moom la wax ne moom la ñu ëpp lu ñuy jëfandikoo implant bi mooy brin bi la defal fi sa yaram brin bi mën na am 3 ans comme mën na am 5 ans tout est possible boobu œstroprogestatif wala progestatif kese sax mooy dafa am hormone bu muy libéré bu ñuy wax progestérone parce que dañu gis ne nit ki bu amee un taux de progestérone élevé ci yaramam dafa am benn système bu muy def ñu di ko rétrocontrôle négatif dafay agir ci boppam ba nga xam ne li ñuy wax hypophyse ak hypothalamus waroon na libéré ñaari hormones yooyu di FSH ak LH ba tax nit ki mën a libéré nen boobu noonu dootuñu ko def moo tax ñu koy defal ndox moomu ci yaramam pour taux bi di élevé tout le temps ba système boobu dul fonctionner du libéré nen boobu moom mu doon xaar mu di ko jural beneen conséquence mooy ne mën na ko téel bu tudd njurukaayam tamit ba noonee mu daan def di faral di gis weeru dee wu nekk muy gis règle mën na bañ a gisati règle te jigéen ñi may déglu ñi ngi may bàyyi xel ñu ci bëri xam nañ ne bi ñu defee implant ba léegi ñu ci bëri ci ñoom danañ toog ay weer duñu gis règle li ko waral mooy ndox moomu noonu di yokk seen yaram tout le temps mu leen koy téyel te ovulation bi tamit dootu am mooy nen bi dootu génn yow yaa ngi wax lu grave nii di yow bu ñu la déggee mooy yow li nga tàmbali développé nii mooy fi nga jëm moom da amul waaw benn bu ci nekk damay wax rek nan lañ koy insérer ci yaramu doomu aadama ak nan lay def ci yaramu doomu aadama ba du am doom parce que jigéen gi tamit dafay soxla mu xam li tax man su ma defee nangam rek du am doom effectivement dafay baax ma xam ko normalement wax dëgg yàlla damay naan garab sàngam sama bopp dootu metti mais lu tax garab gi su ma ko naan sama bopp dootu metti j'en ai besoin de le savoir bien sûr ci droit wu jigéen ji ñu jox droit mu ne ko am nga droit planification dafa am droit ñu leeralal ko méthode bi muy jël nan lay def ci yaramam ba tax du am nangam on en a besoin oui donc boobu noonu benn la ci bu la neexee nga jël piqûre bi la même chose moom bi ñuy wax par 3 mois yi. par 3 mois yi. moom tamit hormone boobu lañ lay injecté ci sa yaram dose boobu noonu di élevé mooy def rétrocontrôle bi ba nen bi di judd mu di la téye sa bëtu njurukaay bu dee pilule yi ngay naan soxna yi xam nañ ko ñu ci bari parfois dañu naan ko pendant 3 semaines boo ko naanee 3 semaines 4e semaine nga bañ koo naan reprendre wala patch bi ngay tax sa yaram bu dee patch bi tamit de la même façon œstrogène progestérone lay libéré mën nañ la ko def loo pendant 3 semaines 4e semaine bi nga dindi ko parce que ñun ci biir wàllum gëstu xam nañu jigéen ji bu ñu xamee cycle am ba xam durée am ban mooy période de fécondité am maanaam du 1er au 28e jour bu fekkee cycle 28e jour la xam nañ durée bi nga xam si ci lay am chance libérer ovule bi ak am ci doom ak période bi xam ne bokk ci période boobu lañ ko koy dindiloo pour may ko chance mu def mu gis ay règle am reprendre beneen cycle encore noonu lay demee bu dee dispositif intra-utérin bi mu wax mooy liñ lay dugalal ci sa biir butu njurukaay exactement dispositif bi moom dañ la koy tegal sa butu njurukaay am na boo xam ne œstrogène progestérone am na boo xam ne c'est en cuivre moom lañ la ciy tegal moom itam de la même façon ñaari hormones yooyu lay libéré ci yaramu doomu aadama bi ba tax moom du mën a war na la wax ci gàttal ni ñu la ko mën a waxee xam nga bu ngeen déggee ci tënk yooyu ma lim yëpp benn bu ci nekk dafa am ay hormones yu muy sotti ci doomu aadama bi hormones yooyu nag doomu aadama da koy defar maanaam jigéen ju nekk bu fekkee amul benn jafe-jafe moom dafay defar œstrogène dafay defar progestérone loolu moo tax muy am un cycle normal bis bu demee ba war na lor ñaari hormones yooyu itam day continuer di leen defar parce que ñoom ñoo koy téel butu njurukaayam am na benn hormone bu ñuy libéré sax dès le début de la grossesse ñu di ko wax HCG moo tax ñu def test de grossesse yi boo def test de grossesse dañuy xool ba xam sa yaram mi ngi am hormone boobu ñuy wax HCG wala déet bépp jigéen bu yaramam am HCG ça veut dire que ne war na la lor parce que membrane bi nga xam si mooy entretenir nouveau-né boobu ñu di ko wax membrane trophoblastique moom moo koy libéré dès le début de la grossesse moom la ñuy wax hormone boobu li tax yaramu jigéen di ko defar mooy jamono jooju dañuy soxla sa yaram di yokk œstrogène ak progestérone ngir téye butu njurukaay gi mu bañ a dagg parce que am na liggéey bu ñu doon xaar boo xam ne nag jot na sëkk parce que dafa war a xaar pendant 9 mois ngir entretenir benn nouveau-né kon waratuñ ko bàyyi dañu ko war a bàyyi muy continuer di ko libéré ni ma la ko mën a waxee kon pour vous dire que ne phénomène boobu di augmentation hormones yooyu noonu fenn rek lay amee ci yaramu doomu aadama ci jigéen ji mooy bu wànnee lor bu wànnee lor rek lay am augmentation continue d'œstrogène et de progestérone continuellement ndax mu téer ko bututu njurukaay jigéen ji wànnul lor nag ñu ne ko yow dañ lay defal augmentation continue d'œstrogène et de progestérone wala progestérone kese ngir mu téye la sa bututu njurukaay ngir mu empêcher la nga bañ a def ovulation te yow ëmboo mooy dafa mel ne dañ la créer benn ëmb artificiel dañ la considérer comme benn jigéen bu nekk en état ci gàttal bien vrai que ëmboo ngir téye la sa bututu njurukaay ngir fexe tamit parce que ku ëmb dootu joxe nen jigéen bi ëmb dootu joxe benn nen jigéen bi ëmb dootu joxe règle état boobu mu doon nekk bu ëmbee moom lañ koy créer de façon artificielle moom ci tënk noonu lañ koy def te yaakaar naa jigéen kon ki nga xam ne ni tàmbaleegu la wala nekkagul ci néegu sëy suñ la déggee danger la mu def planification familiale manifestation yi je dirais que c'est les mêmes ci ñaar ñi mais que dafa gën a am danger ci moom te dinaa ci ñëw ndax li ko waral mooy yaakaar naa jigéen ji ëmb sax ñun li ñu koy wax mooy jigéen yu wérul ndax lan da ngeen koy dégg muy faral di feebar lu bari dañ koy dégg yu bari di soppeeku ci yaramam ji nangam façon feebar yooyu mu daan feebar bu ëmbee
la majeure partie des filles yi nga xam ne tey jii ñu ngi jël yii ma la wax ni tey jii boo leen laajee buñ la nëbbul daan la wax ne ñu ngi ko gis seen yaram parfois ay nausées yu dul jeex bopp bi metti migraine dañ koy dëkkee lu bari bari ñu ci bari ci ñoom yaram woowu jigéen di faral di am ñoom boo leen laajee dañ ko faral di am seen ndom mbay biir yi boo xoolee day fees dell graisse gu dul jeex tout le temps palpitation yu dul jeex dañ koy am ñoom seen bopp problème palpitation tension dañ koy faral di am lu bari bari yii nag li ko waral mooy dama lay jox rek misaal ci loo mën a xam am xar sax boo ko jëlee tàpp ko lu tax ñu daan tàpp lu ci bari xam ngeen ko pour bëgg xar mi am graisse xar mu tàpp du doon benn parce que gis nga testicule muy yooyu nekk ci suufu góor di tax muy defar ferñeent yooyu heure boo ko dindee rétrocontrôle ba mu doon def ci hypophyse boobu ma doon wax ci góor ngir di bloquer parfois hormones yi dootu am day continuer di ko libérer de façon continuelle moo koy jox poids boobu muy am ci gàttal jigéen ji tim boo ko defee rek mu tàmbali jël poids boobu noonu léegi su ma neexee poser question ma ne ndax jigéen moom dafa nekk élastique boo xam ne da ngay xëcc ci taw bi tey boo bàyyee mu dellu fa mu newoon ndax yaramam noonu la mel ba bu la neexee modifié ko nii tey léegi nga bàyyi ko mu dellu na meloon sans am benn conséquence. est-ce que mën nañu gis ne mën nañ ko def te doo am conséquence ndax buñ gisee ne mën nañoo contrôler yow yaa ko wax léegi ci sa biir développement buñ la déggee mooy mën nañoo contrôler jigéen xam cycle am fi mu tàmbalee ba fi mu yem ku góor ki tamit naka noonu mën nañu contrôler ku góor ki bi mu tàmbalee di gis ndoxam moom ba keroog fan lay yem léegi niñ xamee noonu ci wàllu xam-xam xam nen bi fan lay déparé ba fan lay terminé ba doom di juddu est-ce que loolu mayu leen tamit ci biir planification familiale bi ñu contrôler même conséquence bu mën a ñëw fekk yaa ngi suivre li ñu la wax ñu mën ko contrôler am nga li ngay wax nii mooy maanaam ku góor ki ni muy def ba am ku jigéen ki ni muy def ba am loolu c'est des faits réels yoo xam ne dañu koo fekk mu nekk maam dañoo fekk mu nekk ci yaramu jigéen gi fekk mu nekk ci yaramu ku góor ki ñun ñu jàng ko ba xam procédure bi nu mu demee sur le plan physiologique yàlla moo ko def maam nit ki moo mel noonu ci boppam ci gàttal ñun ñu jàng ko ba xam ko modification yi nag ñun ñoo ko ci dolli ñun suñu bopp léegi li may wax mooy jigéen ji nga xam ne moo ngi daan am un taux d'œstrogène égal à une valeur donnée par exemple 40 nga ne ko léegi man danaa fexe ba ngay am 50 wala 60 ci yaramam nga yaakaar ne nag est-ce que du ñu poser question ba xam dana am conséquence ci moom wala déet jigéen ji daan def weer wu dee wu nekk mu gis baax mu dem ba moom méthode bi mu jëfandikoo tax na mën na am juróom benn weer du gis baax wala at du gis baax warul poser la question à savoir deret ji ma daan gis ñëwatul fu mu nekk sama buturi njullikaay googu noonu li ko entretenir loolu lan la bés bu demee ba dañ yan conséquence damay jëlal am na jigéen ñoo xam ne bi ñu demee ba dindi seen bos toog nañ ay weer d'affilée yoo xam ne taxawuñ benn yoon règle li moom taxawul dafay continuer di sotti rek pendant des mois et des mois li ko waral mooy téye gën ko téye woon jékki-jékki rek libéré ko mu ñëw mooy lu ñu bloqué woon xëy débloqué ko léeg-léeg nag mu indi ay modification ci biir njurkaay googu d'accord parce que màgg googu mu doon màgg continuellement te kenn contrôlé wu ko bàyyi ko muy dem continuellement day indi léeg-léeg ay soppeeku ci biir njurkaay googu ba gis nga loolu nga doon wax ci ndaw soosu nga xam ne sëyagul ba pare jël yu mel noonu conséquences yi mën na ko indil bu ëllëgee bis bu demee ba war a am ay doom bu indi koy jafe-jafe blocus boobu mën na ko indil ovule yooyu mu daan joxe weeru dee mu di ko joxe mu ray leen sax bu dul ci joxe wala yafa nekkoon sax yàqu nag benn yoon daf ci faral di am d'accord danaa ñëwaat ak yow professeur defe naa ñëpp intéressé wu nañ ci ni ngay développé ndax bu ñu déggee sage-femme bi moom mi ngi wax comme que li muy defal ki mu koy defal léegi nag moom détail yu li nekk ci biir comprimé beeg ni mu koy defee détail yooyu moom dugg ci moom daal gis na ne am na ku ko soxla ñu defal la kook nañ la koy defalee mais yow da nga ñëw wan ñu li ñuy defalaate nan lay def li muy manifesté woo fi muy dugg lan lay bloqué lan lay indi ci nit ki ba tax du gis mbaax ba tax du mën a am doom yooyu noonu yëpp am na solo yi tamit kële bëgg koo defi dem ñu defal ko mu xamit liñ koy defal ci yaramam nan la ci manifesté woo loolu defe naa dana intéressé jigéen ñi nga xam ne ni ñoom ñooy seetaan te planification familiale yi teel leen seexu naa boo déggee li professeur wax ak li nga xam ne moom la sage-femme bi wax lan nga ci commentaire ak bu amee question booy laaj professeur waaw damay waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim santaat yàlla beneen yoon kontaan naa ci teewaat émission bi te vraiment di kontaan ci intervention bi nga xam te ni moom la professeur Cheikh Lo def intervention moom nag bu ma ko déglu intervention bi nga xam ne moom la sage-femme bi def damay dellu soit si li ma waxoon démb rek man damay jàpp ni planification familiale limitation des naissances la du espacement des naissances li ko tax a jug dëggantaan limitation des naissances la soo seetloo wax naa ko démb Louise boo gëstuwaatee di nga xool ne ba muy doog a jug programme bi dëkk yu bëri terme limitation des naissances lañu yóbbu la ñu indi ñu dem ba benn instant dëkk yoo xam ne tey contrôle des naissances la ñuy wax Sénégal ñu ne espacement des naissances lu tax maanaam benn mbir la bouteilles yi ñooy changé bu ñu ñëwee Sénégal ñu def ko ci bouteille bu verte bu ñu ñëwee fii def ko bouteille bu bleu bu ñu ñëwee fii def ko bouteille bi en fonction de la réalité socioculturelle parce que xam nañ ni
suñu réew yi ay réew yu ancré wu ci diine lañ am na ay diine fi nekk ak nation yoo xam ne yu bëri suñu ko bëggee gëm la bu ñu bëggee wax limitation de l'âge du dem bu ñu bëggee contrôle de naissance du dem ñu ne ñu tey boo xoolee fi ñu ko dugal sax ci centre de la reproduction lañu ko dugal démb maa ngi koy waxaat mais bi ñu demee ba xam ne que ni pour ñu imposer ñu ko ñun dafa am fu ñu war a jaarale mooy maanaam dañoo war a changer suñu ay xalaat ak suñu gis-gis ñaar mbir lañu ute dañu ne jigéen ñi nekk Afrique il faut que ñu jox leen ay pouvoir il faut que ñu jox leen ay ressources moo tax tey soo seetloo ñun suñu jigéen ñi pouvoir yi leen jox te soo seetloo pouvoir yëpp tey femme bi wax na ko dañ ko jaarale ci lan ay droit soo dégloo femme bi su yoxu ko santé yëpp dafay ko droit xale bi am 16 ans droit am kii patient la droit am droit yi day ñëwaat ba léegi te pouvoir yooyu ñu leen di may yëpp dafay ñëw ñu jaar la ko ci ay droit ku jigéen ki am na droit li ku jigéen ki am na droit te bu njëkk suñu mag yi ak suñu ay réalité socioculturelle jigéen bi am na loo xam te ni waxuma la sax droit waaye xalaatu ko woon sax sañu ko woon léegi lépp dañ koy ëmb ci ay tënk ay droit léegi nag ma déglu waxam ma am lu ma ci jàpp mooy mu ne da nga ko laaj benn laaj nga ne ko ndax am na ay effet secondaire mu ne la garab yëpp dañu am effet secondaire ma bëgg ko laaj ndax planification familiale garab la wala déet man ma jàpp ne poson la parce que ku feebar la ñuy faj est-ce que du garab déet non non xam nga garab mooy ku feebar ëmb feebar mais liñ lay jox médicament lañ ko tuddee ba non mais non attends non da nga war a jël waaw dama xam nga médicament lañ ko tuddee non attends damaa bëgg nga déglu ma ëmb du feebar non li tax ñu ne jigéen non xaar waaw non dégg naa terme am xam naa ne fa nga jëm si moo tax soo ma dégloo dinaa ñëw ëmb du feebar ëmb si processus ëmb la ay feebar di nekk yoo xamante ni dañ koy gérer mais ëmb du feebar en tant que tel ki nga xamante ni musut am doom dama bëgg nga déglu ma man planification la moom moo ko ki nga xamante ni musut am doom kooku feebarul kon nga xam ne nekkul sëy amul doom attends non diggéen man ba léegi waxuma ak yow ba léegi waxuma ak yow non yow yaa may dagg ba léegi kenn dagguma man waxuma dara mu ne dama bëgg nga déglu ma j'ai pas encore réagi si tu as réagi nga dégg ba dama jigéen bi nga xamante ne tey dafa feebar mooy nit ki nga garab mu dafa ne garab mooy ku feebar nga sant ni kii dafa feebar waaye koo xam ne feebar nga jëlagul ëmb sax jëlagul ëmb kon déjà man damay jàpp ni par rapport ak li mu wax ni loolu garab la man jàppewu ma ko garab nga xamante ni moom la professeur wax muy benn poson boo xamante ni tey dañ ko jël jox ko suñu ay jigéen te mu créé ay gàllankoor yu bëri nag li ko waral ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ni tey politique àdduna bi tey fi ñu toll lépp loo xamante ni tey dafa jëm ci mbirum jur doom tey dafa nekk loo xamante ni ay xam-xam ak ay puissance yu mag ñoo nekk ci ginnaaw parce que lan dañ am benn gis-gis ci àdduna bi jàpp ni que ni tey àdduna bi li fi nekk ci nit par rapport ak ressources yi nga xamante ni moom moo nekk ci àdduna bi ci jamono du ñu toll nga xamante ni tey lépp dafa manqué tey mën nañu wax ni fer amatul ci yenn réew yi pétrole sax si yenn dëkk yi tey ñu ngi nekk seen kii ñu ngi commencé bi réserve yi ñu am yëpp tey jàpp nañ ni que li nekk ci àdduna bi tey dafa bëri pour que tey loolu noonu mën ñoo doy léegi ñoom jàpp nañ ne àdduna bi dañ koo war a wàññi dañu war a limiter naissance bi nga xamante ni tey ressources yooyu noonu tey dañ ko mën a gérer mu yem ci ñu war a yem loolu moo ko waral et que tey soo seetloo li dëggal loolu noonu yëpp tey li nga xamante mooy loolu yéen a koy wax pour jaxasee ko xelu ñenn ñi mais jigéen ji nga xam ne moom moo neef am na doom gis ne ji amoon na jafe-jafe bi muy am doom ji mu am ak ji magantewuñu lu bari mais muy trouver ji solution dem ñu defal ko loolu mu gis ne ba mu ko defee féex na toog na diir bu yàgg amul doom yaramam dellusiwaat mu nekkaat ci activité am kooku boo ñëwee di ko gëmloo ne ko waaw dafa am ñu bëgg a wàññi àdduna beeg yooyu est-ce que kooku da nga ko convaincre ci sama jooju léegi yow da nga jàpp ni féex na ci amul doom waaye féexul ci wér gu yaramam parce que tey moom yaramam wérutul par rapport ak li nga xamante ni moom la professeur expliqué parce que mu ngi ci yaram. non nit ñi ñëw wuute am na ku ko def koo xam ne wér na am na kenn ci ñoom wérul dañ la naan que ni bii effet secondaire bi poids la bii effet secondaire bi dafay xëpp deret tout le temps bii effet secondaire bi que ni dootul gis mbaax bii effet secondaire bi tension la ñeent yi moo wax yëpp benn bu ci nekk am na benn boo xam ne loolu lay jox. mais poids jigéen ñi am na yu si xam ne am na jigéen yoo xam ne seen organisme da koy adopté loolu tamit c'est un fait il faut que tu l'acceptes. non même ma yeggal am ñoo xam ne dañuy naan dañuy jël contraception te du am benn jeexital seen yaram. danaa ci ñëw ak yow. ok léegi beneen bi mu wax benn wax bu am solo mu wax wàllum nàmpal allaitement moom mu wax ko mu nekk ni jigéen ñi. pour que ñu may leen temps ñu nàmpal 2 ans fii Sénégal benn xale bu jigéen nàmpal 2 ans démb si émission bi rek wax naa maa ngi waxaat ci beneen saar waxtaan bokk si saar waxtaan yàlla dafay insister ci nàmpal dafa ne allaitez vos enfants à une durée de 2 ans nàmpal leen seen doom yi ci diiru 2 at man ma jàpp ni ndigal la
man ci li ma ko déggee nampal leen seen doom yi dina dëggal benn mu ne pour parfaire l'allaitement allaitez vos enfants à une durée de 2 ans Sénégal fii xale jigéen kenn nampal pour seen doom yi 2 ans te moom mu jàpp ni que ni tey loolu noonu dañ ko indi pour que permettre xale yi nampal te xale yi nampalatuñu man damay jàpp ni pour oustaz tey man planification familiale ci moment ba ñu koy indi ci suñu réew ñun di ko indi man jàpp naa ni jur doom du woon problème tey boo seetloo Sénégal maa ngi koy waxaat dama koy répété waat tey la majeure partie yi nga xam te ni sondage yi dañ koy wane ni que ni jigéen dañuy dee en couche boo ko seetloo nga def ko sondage si village yi nekk Sénégal yi fii la ñi nga xam ne amul ay plateau médical da ngay dem si hôpital wala dugg si village nga gis ni jigéen pour mu gis sage-femme bu ko rewle problème la nga gis jigéen boo xam ne si diggante bañ koy rewle di ko yóbbu fu muy rewle fa lay deewee tey suñu jëlee yooyu noonu dee des yooyu noonu yëpp tey bëgg ko jël teg ko ni que ni jigéen ñi parce que dañuy am doom moo tax ñuy wax kii espacement de naissance moo ko waral dañuy nax maanaam suñu jigéen dañu leen demat leen nax beneen bi mooy que tey suñu jigéen ñi tey si jamono jooju ñu leen ko wax boo seetloo suñu yaay dañ daan am juróom-ñaari doom fukki doom ak ñaar et que pourtant dañ doon am wér dañ doon gudd fan mais tey dafal remarque la majeure partie jigéen ñi xam dañuy dee en couche seetluwul tey la majeure partie jigéen ñi xam dañuy dee en couche tey lan lañ lay wax tension moo leen rey wala problème cardiaque moo leen rey la majeure partie te boo seetloo bi planification familiale ñëwee Sénégal ba léegi ci la yooyu noonu bëri. d'accord il faut que ñu wax ko léegi nag su fekkente ni dañ ko bëgg ëmbal leneen bëgg ci leneen. mais li nga xam te ni moom moo ci nekk mu nekk une réalité aussi il faut que ñu wax ko. d'accord loolu mooy gis-gisu Cheikhouna Adja Louise yow yaa ngi doon wax léegi ne am na koo xam ne ñi ngi wax suñu sage-femme bi mu mënee dugaat mën na dugaat ubbil nañ ko bunt yi waa Régis yi ñu ngi koy jéem a jot mais ci connexion bi dafa mel ne moom mooy gën a jàppandi pour mu dugaat. bu dee yaa ngi seetaan télé bi mën nga dugaat am na question yoo xam ne jib na fii mën nga ci intervenir aat incha allahu taala laataa ñuy ñëwaat ak professeur am na ñoo xam ne dinañ ko def seen yaram adapté ko. waaw de la même manière que dina am ñoo xam ne bon avant ça may rafetlu intervention professeur Lo. jëlee nañ fi xam-xam te xam ne des personnes comme lui war nañ di crier encore plus fort si ay yeneen plateau de télé pour nit yi gën a xam jigéen ñi gën a xam lan moo ëmb lépp si planification familiale loolu dañ ko koy concédé. Cheikhouna dafa wax ne planification familiale yëpp am na njeexital bu négatif. ci jigéen ñi ba ngay wax ne c'est vrai que dina am ay effets secondaires dina am ay conséquences mooy ñii bu ñu ko jëlee dañuy xëpp deret te xëpp deret boobu du lu continuel c'est-à-dire que bu ñu xëppee deret bu ñu ko jëlee di xëpp deret dañuy delluwaat seen médecin mu changer leen soit benn méthode contraceptive wala mu jëlee leen sax si méthode bi du tout mais du loo xam ne da nga koy def rek continuellement nga koy dundaale ak moom di jëlaale contraception yi di ko ne di xëpp deret non c'est pas possible ku ko ne di xëpp deret moom boo mujjul da ngay faatu fa yàlla donc effet secondaire yi am na mooy muy surpoids beeg muy xëpp deret bi muy mal-être bi muy migraine bi muy vomissement bi muy yeneen ak yeneen am na mais il faut aussi admettre que y a d'autres femmes yoo xam ne tamit dañu ko jël te du am benn effet bu mu def ci seen yaram juste pour dire que organisme yi bokkul nit yi bokkuñu Louise lu organisme mën a résister Fatou organisme mën ko résister Fatou lu organisme mën a muñ Louise organisme mën ko muñ nit ñi bokkuñu donc loolu ñu bañ a def exclusive ñu bañ a def ne formellement day am ay effets yu muy jur. benn affaire bi benn aspect bu ma bëggoon man poser docteur professeur Lo. ñu baal ma de en général boo waxee docteur dañu lay mere parce que c'est un peu rétrograde. non professeur Lo dama juum donc di wax di lu ma bëggoon laaj mooy mu ñëwal ñu encore ci surpoids bi. mais aussi ak xëppum deret bi. dañuy wax ne tu vas avoir plein de gynécologues yoo xam ne dañu lay naan boo ko jëlee par exemple injection bi. jigéen yu bëri pas ñëpp suñu koy jël du ñu gis mbaax. mais boo demee ci gynécologue bi dalay ne. ñàkk gis mbaax bi nga gis mbaax ci diiru 1 an boobu amul benn conséquence ci sa yaram. est-ce que mën nga ñëwal ci concrètement yan conséquences la mën a am parce que moi personnellement j'ai vu beaucoup de médecins qui disent que amul njeexital. d'accord danañ ci ñëw ak moom mais damay ñëw ak Oustaz Mouhamed balaa ñëw xam naa ci wàllu diine yi am na yeneen yoo ci war a dolli ci ay texte ak i gëstu yoo xam ne amal nañ ko ci démb ñi ngi ko doon junju muy lu jëm ci wàllu
yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ki ñëwoon di ko wax ci sama soxna dafay nef muy xadisu Saad bun Abi Waqaas bi nga xam ne am na ci yeneen sax benn rek laa la ci indil nga indi ci sa jàngat ak yeneen i xadis comme ci xiila ak lu ci aju ki ñëwoon ne ko Saad moo wax ne baayam moo ko nettali ki ñëwoon ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sama soxna de dama bëgg a def azl an imraati mu jëfandikoo baatu foofu sama soxna pare wax ko dolli sama ci jàmbu jigéen day nampal tamit waaw ci xadis bi ma gis tamit daf ci boole riwaaya day nampal mais riwaaya bi dafa tudd rek sax sama soxna effectivement waaw sama soxna dama ko bëgg a azl yenent bi posé ko question lu tax nga bëgg ko azl ci la ko waxee ne ko usfiqu ala waladiha dama yërëm doom ji moo tax ma bëgg ko azl ci la ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dama yërëm doom ji mooy comme damay bañ mu nef mooy nef gi rek yenent bi ci la ko waxee ne ko bu fekkoon ne nef googu noonu day lor kon dana lor jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéenu perse yi ak jigéenu rumi ma jàng teg sa xadis bi muy xadisu muslim bim indi ci baabu jawaasul xiilati jawaasul xiilati wa hiya watul murdii wa karahatul azli wa karahatul azli ak sib gi nga xam ne sib nañ ko azl noonu la titré chapitre bi mu indi xadis bi ci numéro 1443 bii may jàng nii ne Saad bun Abi Waqaas anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inni azilu an imraati damay def azl sama soxna démb waaris yi ñu ngi may wax ne am na ñu bindoon ci YouTube bi di laajte nañ leen laaj lan mooy azl mooy góor gu ànd ak soxnaam bay bëgg a jot boppam lay génnee ci moom mu bàyyi ko ci biti mu bañ a yegg ci soxna sa mu ne ko dama koy bëgg a def sama soxna fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lima tafaalu dalik lu tax ngay bëgg a def loolu mu ne ko usfiqu ala waladiha dama am ñeewante ci doom ji ndax doom ji xale la damay bañ mu gaaw jëlaat ëmb aw ala awlaadiha ñaar noonu la ko muslim nettali ala waladiha aw ala awlaadiha fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kaana dalika daaran darra farisa wa ruuma su fekkoon ne loolu dafay nekk luy lor dana lor jigéenu perse yi ak jigéenu romain yi beneen riwaaya bi mu ne wa fii riwaayati yi muy riwaaya Zuhayr bi in kaana li dalika fala in kaana li dalika fala riwaaya boobu noonu la ko waxee bu fekkee loolu tax nga bëgg ko def mooy doom ji rek nga am ñeewante ci moom ba tax nga bañ a ànd ak moom pour mu jëlaat ëmb bu fekkee loolu dong la fala bul ko def ndax ma darra dalika farisa war ruuma gis nañ jigéen ñoo xam ne dañuy nef jox nañ ma société boo xam ne seeni jigéen dañuy nef muy faris ak ruum te loolu wàññiwu leen dara kon bu dee loolu dong nga tax nga bëgg ko def bul ko def nan nga ñuy jàngal te lay xadis boobu ak chapitre bi ni nga xamee ne noonu la ko muslim titré ak yeneen yi nga xam ne nii indi na ko ci wàllu xiila waaw jazakumullahu xeyran Cheikh Makhtar di jaajëfal Cheikh professeur Cheikh Lo ci développement bi nga xamante ne indi na ko man finalement Oustaz Makhtar damay dem bay wax ni planification familiale même bu fekkente ne baabul azl ñëwul woon damay jàpp ne xam nga léeg-léeg ci l'islam dina am benn mbir buy ñëw mu nekk loo xamante ne mën nañ wax entre guillemets nekkoon na loo xamante ne lu ñu mënees def la mais bis bu saxee ne am na ay loraange yu ciy ñëw rek l'islam day daal di fattaat li nga xamante ne moom mooy buntu boobu et bëri na ci ay domaine ci wàlluk l'islam yoo xamante ne dañuy delluwaat ci ñi seen xam-xam màcc ci wàllu woowu laaj leen ba xam ndax lii nga xamante ne moom la ñuy defal nit ki ndax am na loraange gu muy def wala bu mu dul def parce que lii di dundinu doomu aadama yàlla subhaanahu wa taala daf ko sàmm min xaysul ijaad ak daf ko sàmm ci wàlluk mu amal ko ak bu amee ba pare nan la koy saytoo pour mu des fi loolu moo tax yu bëri ci biir diine bi yàlla subhaanahu wa taala yenn yi mu araamal ko yenn yi mu daganal ko pour sàmm dunduk doomu aadama baabul azl
bañ ko dee wax nga xamante ni léeg-léeg ñii wàllu si wàllu diine bi ñii wax li jëm ci wàllu daganal planification familiale baab boobu buntu boobu la ñuy duggee lu gën a bëri et buntu boobu buñ koy wax même boo ñëwee ci fiqhul islam yi boroom xam-xam yi ci wax yëpp dafa doon nekk mbir woo xamante ne dañ ko doon delloo ci ki nga xamante ne mooy boroom kër gi nga xam ne dañ koy wax ne amul sañ-sañ def ko lu dul dafa ànd am ci li nga xamante ne moom mooy déggoo seeg soxnaam ngir ne dañuy wax ne bu ñu ñëwee ci wàlluk mariage xam nga mariage ci l'islam dañoo wax ne aqdun yuxillu istimtaa ahad az-zawjayni bil axar benn accord la boo xamante ne mooy permettre les deux conjoints pour que ku ci nekk di mën a bànneexu si sak moroom ñaareel ba moo di ne ni góor amee àq ci wàllu jur noonu la ko jigéen amee àq ci wàllu jur moo taxoon boroom xam-xam yi bañ koy saytu si seen téere ci kutubul fiqh boo demee ci ra'yil xanafiya nga dem ci ra'yil shafii dem ci ra'yil maliki dem ci ra'yil xanabila même dem ci ra'yil zahiriya nga xamante ne imam ibn hazm moo ci gën a catégorique ci wàllu woowu ñay wax ne sax azl te par rapport ak ni nga xamante ne noonu la ko boroom xam-xam yi waxee woon te moo di ne fexe ba ndoxu góor yi nga xamante ne mooy jur fécondation am ci ak kiiwu ku jigéen ki du yegg ci fa nenu jigéen bi nekk pexe yooyu ñu doon def loolu lañ doon tuddee li nga xamante ne moom mooy azl ci seen jamono mooy góor bu amee rapport sexuel ak ki nga xamante ne mooy soxnaam buy dem ba yëg boppam ndoxam di waaj a génn mu génnee li nga xamante ne mooy awram ci pëyu ku jigéen ki tuur ndox mi ci biti loolu moo nekkoon li nga xamante ne moom mooy azl nga xam ne boroom xam-xam yi bañ ciy wax dañ ci doon wax ne daganul ci ku góor ki mu def ko lu dul ne dafa jël li nga xamante ne mooy accordu ki nga xamante ne moom mooy soxnaam xadis yi nga xamante ne moo ci rot comme ni nga ko waxee yu ci bëri mu ngi rot ci li nga xamante ne moom mooy saxiixu muslim mu nekk ay xadis yoo xamante ne yu wér la mais boo demee ci ku mel ni comme ibnu hazm dafay wax ne xadis ñëw nañ ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an il azl fa qaala daaka al wa'du al xafi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj li jëm ci wàllu azl mooy nit jot ak soxnaam dem bay waaj a jëkk génnuk ndoxam mu génnee ko tuur ko sibiti ñu laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu mooy suuluk doom bu nëbbu xam nga yàlla ci alquran ci suratu takwir dafay wax ne wa ida al mawudatu su'ilat bi ayi dambin qutilat même ci hadis bi noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ne alaxira yàlla dina laaj képp koo xam ne danaan suul doomam fekk ba mu nekkee ndaw xale yàlla dina ko laaj ban bàkkaar la xale bi defoon ba nga suul ko moo tax ibnu hazm dafay wax ne hadis boobu moo ñëw di far mbooleem hadis yi nga xamante ne ñoo jiitu woon beneen ba moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci beneen riwaaya et boobu sànq bëggoon naa ko laaj sunu tante ji nga xamante ne moo nekkoon ci kii bi mooy ma koy laajaale professeur est-ce que nef jigéen ñëpp la yàlla bind ne dañuy nef d'accord professeur dana ci ñëw est-ce que jigéen ñëpp la yàlla bind ne dañuy nef parce que ci l'islam dafa am loo xamante ne dañ koy tudd mu jëm ci ad dararul aam ak ad dararul xaas dafa am lu ñuy tuddee loraange boo xamante ni c'est collectif ak loraange boo xamante ni c'est spécifique ñi muy dal ñu néew lañ wute na ak loraange gi nga xamante ne ñi muy dal moo gën a yaatu al xukmul aam day ñëw foofu ak al xukmul aam ak al xukmul xaas at li nga xam ne dañ koy tëral pour ñëpp ak bi nga xam ne dañ koy mbagar feggu ne ñii la concerné effectivement gëstu bi ma def Oustaz Makhtar li jëm ci wàllu sax porox ndoll bu nit mën a ubbi ci wàllu woowu boroom xam-xam yi dañuy wax ne li jëm ci wàllu azl nga xam ne tey jii nii soo comparé jëfin woowu ñu doon jëf mooy nga jël ko ci benn conclusion pas nga jël tur bi rek mooy fexe ba ndoxu góor du yegg ci pëyu ku jigéen ki pour fécondation mun a am je pense que ne loolu moo indi contraception yi nga xamante ne moom la ñuy indi yëpp boroom xam-xam yi buñ koy wax yëpp dañ koy tënk bi qayd même ñiy wax ne dafa dagan qayyaduuhu xam nga yan tënk lañ ko tënk xam nga suñuy wax qayd xam naa Oustaz Hassan Cissé léegi mu sànni ma xeer ne arab yi bëri na suñuy wax qayd gis nga lii nekk ci kii bi buum gi mbiru njaayeen yi nekk fii nii waaw gis nga xam nga mbuus bi yaatu na léegi
ci kaw dañ koo takk am luñ ko takkee ba nga xamante ne ñun ñëpp suñuy loxo mënuñu faa duggandoo benn loxo moom mooy dugg boo ko ubbi woon rek benn loxo mooy ubbi boo dindee takk-takk bi nag bu boobaa ñëpp mën nañ cee dugg kon bi maanaa dañ koo tënk ba moo ne nekkul benn mbir boo xamante ne ñëpp lañ ko ubbil ci biir société musulmane mais dafa am ñoo xamante ne ñoo koy parce que boroom xam-xam yi dañoo ne ad daruratu tuqaddaru bi qadariha li nga xamante ne mooy loraange bu yegsee dañuy xool kéem tolluwaayuk loraange gi bu ko defee kooku la ñuy autoriser li mu war a jël mu daal di koy jël mais ñeneen ñi duñ ci am li nga xamante ne moom mooy accès l'autre aspect mooy li may laaj ba léegi sunu kii bi sage-femme bi et di ko laaj jigéen ñëpp je pense Badiane Louise mu ngi fi xam nga ci planification familiale dañuy bëri lu ñuy wax ne dañ koy def pour permettre jigéen bi mu nàmpal loolu bokk na ci lay yi nga xamante ne moom la ñuy wax donte ni gëm naa li cheikh naa di wax ci borom bi subhanahu wa taala li mu wax ci suratu baqara wal walidatu yurdina awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada an yutimma arradaa borom bi subhanahu wa taala li wax ne comme borom xam-xam yi li ñuy wax ne al jumla inshaiya que ne yàlla subhanahu wa taala dafa ñëw di orienté yaay yi taxawaay gi ñu war a taxawee ci nàmpal seeni doom mu ne jigéen ñi waajur yu jigéen ñi dañuy nàmpal seen doom yi ñaari at nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu nàmpal Cheikhuna dama la fay dollil que ne même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay orienté jigéen ñi ci nan la ñuy nàmpalee pour wane ne bu fekkoon ne ñu ngay nàmpal nañu war a nàmpalee xawlayn yooyu ki koy nàmpal mun na la fegal ci lu bëri et boroom xam-xam yi sax dañuy wax ne ci xaw ma ndax professeur dina ko mën a confirmer wala déet parce que dañuy wax ne alxayd yàlla subhanahu wa taala ni mu bindee jigéen mooy bu way da yooyu nen yooyu nga xamante ne moom ngay wax nga xam ne bu cycle am di am deret bi mooy génn bu deret bi bu fekkente ne mu ngay nàmpal deret boobu mooy transformé nekk ji li nga xamante ne moom mooy soow comme li yàlla subhanahu wa taala di wax ne min bayni farthin wa damin labanan xaalisan sa'iran li sharibin am na ci yenn téere yu ma ko gis dama xamul ndax sur le plan scientifique est-ce que lu nekk la wala déet ñuy wax ne yàlla subhanahu wa taala di wax ne deret jooju nga xam ne moom la jigéen bi di kii nii donte ne boroom xam-xam yi bu ñuy wax dañuy waxaat comme Badiane Louise li mu wax am na ay jigéen cas exception yoo xamante ne dañuy génn ci règle boobu mais ñooñu pëlëñ te loolu ay téere man en tant que spécialiste charia gisuma sax biologie li mais loolu dañ ko jàng ci li nga xamante ne moom mooy téere ñuy wax ci téere yooyu ne jigéen bi respecté nàmpal te bokkul ci cas exception yi nga xamante ne bu ñuy nàmpal dañuy gis mbaax néew na jigéen respecté nàmpal moo tax le prophète sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis laysa radaatu bil massati wala al massataani li nga xamante ne moom mooy nàmpal du benn muuc wala ñaari muuc et malheureusement jigéen ñu bëri seen doom benn muuc ñaari muuc la ñuy jox seen doom yi et tey jii nii sax la ñu waroon a kaas comme que bu ñu toppoon logique gu li nga xamante ne permettre jigéen mu nàmpal kon waroon nañoo kaas jigéen ji ëmb ba wasin ñu mun ko permettre mu nàmpal doomam minimum sax 1 an mais fatt nañ buntuk nàmpal boobu et permettre nañ ko pour mu dem liggéeyi nga xam ne jigéen ñu bëri seen doom bu ñu amee li nga xamante ne moom mooy kiiwu congé maternité bu jeexee rek dañuy reprendre li nga xam ne mooy seen liggéey seen doom yi nàmpat macha allah macha allah bu ñu déggee Oustaz Mouhamed dikkal nañu ci wàllu diine ji waaye beneen côté cuqaale na professeur ci wàllam domaine am pour wane ne diine ji tamit am nañu bagage yoo xam ne nii buñ ñëwee rek mën nañ ko indiwaale tamit ci marché bi nga xam ne mooy marché geneen wàll gi donte diine moom moo dajale yëpp li nga ci gëstu rek moo ci nekk kon bu ñu la déggee ci bunt bi nga xam ne moom la ñuy tuddee buntu azl nekkul bunt bu ñu ubbi yàmbalang même ñi nga xam ne ñoo koy layalee planification familiale ñi nga xam ne ñoo koy daganal ci biir diine ji tamit dañ ko utal porox ndoll ñii ñoo fa war a jaar mais du bunt bu ñuy ubbi pour ñëpp war fa jaar rawatina loolu nga wax noonu maa ngi doon wax ci jamono far sax dikk nga ci ne daan naa ci gëstu lu bari di ci sopp di ci liir yu baree bari Ibn Hazm liir naa ci lu bari lu mu ci bind waaye moom sévéralam gu métti gi yëpp xadis bi nga tudd noonu bokk na ci lim gën a dëgëralee ba tax mu sévéral ko mooy ñiy wax ne azl daan nañ ko def ak di indi di ko comparer planification familiale dañ daan ànd ak seeni soxna bay bëgg a jot seen bopp tuur ndox mi yeneen bi ne loolu mooy rey sa doom ju nëbbu
maanaam sa bu njëkk nañ daan def seen doom yi arab yi baat boobu naa ko laaj jàngkat yi nu mu tudd ci olof baatu mawuuda nu mu tudd ci wolof jàng naa koy at ba jeexal la ma ca doon jàng soog di dajeeg menn mag mu ne ma lii lay firi léegi naa cokkaas jàngkat yi seetaan ñu wax ñu baat bi lu muy firi ci wolof mawuuda mooy dañ daan jël seen doom yi góor yi gas suul ko ngir bañ gàcc gas seen doom yi góor yi suul ko ngir bañ gàcc ak bañ doom yi jigéen yi kon ma astafur jërëjëf dañ daan jël seen doom yi jigéen yi kon suul ko ngir bañ gàcc sunu borom ñëw nag ne leen pourquoi ngeen koy def yeneen bi nag nee na planification familiale mooy suul sa doom ju ndaw bu njëlee baat bi maanaam ni ñu koy tollaleel muy waaw mën nga ne kon planification familiale yeneen bi da ne kon mooy déguisé bu ñu déguisé suul doom ñuy dund am naa te borom Ibris Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ki ñu tuddee Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh li tax mu araamal planification familiale wala azl kon li tax mu araamal ko ne dafa xaraam dane bépp toq mën nii bu bàyyeekoo ci góor ay junniy malaaka la ci yàlla boole ñu ànd ak moom waaw nee na bu ko góor génnee sànni ko ci biti mooy rey na malaaka yooyu yëpp ci waxin en tant que nitu yàlla bu yàlla may ci lu mel noonu ci la waxee ne ci la tontoo taalibeem Ibnul Mubarak ne ko azl dafa xaraam ndax ndox moom noonu li dafa am lu ci yàlla boole ci ay mbindeefam ñuy malaaka yu koy accompagner pour ñu war a créer doomu aadama bi nee na nit ki bu ko génnee ci biti tuur ko mooy malaaka yooyu yëpp éliminé na leen professeur dégg nga laaju soxna Louise ak yi nga xam ne noté nga ko am na beneen question bu oustaz balaa muy kii daf ma rëccoon c'est-à-dire bi muy introduire daf ñu leeralal azamatullah màggaayu yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla mu màggan moomu préparé woon doomu aadama ci anam bii nga xamante ne moom nga wax ndax yàlla moomu daa tële ba fi mu toll nii doomu aadama jàpp ne parce que yàlla subhanahu wa taala du cuune parce que damaa gëm ne yàlla subhanahu wa taala ba mu bindee li nga xamante ne moom mooy jigéen ba mu bindee jigéen si la ko préparé pour li muy jur ak yépp ba pare mu def ci moom organes yi koy permettre pour mu jur léegi pourquoi ñu dem ba jamono mu mel ne que ne sooy dégg médecin yi ni ñuy wax mooy ne bépp jigéen boo xamante ne mu ngi nekk pour ëmb tey jii nii boo moytul dafay ñibbi laa bi siina et pourtant yàlla subhanahu wa taala si suratu nisa dafa ne yaa ayuha nnaasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa léegi nag mooy ne yàlla préparé woon na jigéen ndax dafa am fu borom bi tëlee wala de wala waaw lu am solo macha allah analyse yi ngeen def moom am solo loolu lay wax tey di waxaat tamit suñu station bi ba tey rek ñi ngi koy déglu waa régie su dee ne dana mën a duggaat danañu yitteel insha allahu taala ndax am na loo xam ne judd na fi ci question te du ñàkk lu mu ci bëgg a intervenir buntu baa ngi noonu kon tëjuñu ko yaa nga am solo macha allah ngeen def te it nag laaj yi ngeen laaj yëpp tamit dafa yell doomu aadama bi di ko laaj bu fekkee ne mbir mi ñuy dund yitteel na ko te li yaakaar naa ñëpp la war yitteel ci gàttal parce que ku ci jaarul ku nekk sa rakk dana ci jaar wala sa mag wala yow sa soxna jaar ci te ki ci jaar moom yéen a bokk société bi kon benn lañ ci gàttal dañu ko mën a waxee xam naa pour wax tuuti ci mbirum allaitement boobu ngeen wax nampal bi yaakaar naa junj na ko yow tamit ñëwaat nga ci nampal ñiy wax planification familiale da ngay gis dañ ci insister dem nañ bay wax ne sax boo amee doom na nga ko nampal juróom benn weer bu ko jox ndox dañ ci insister ngeen war a poser la question bien vrai que da ngeen di wax ne diine nangu na ko ci benn côté ñoom ñi ñëw accepté foofu ànd fa ak yéen lu ko waral parce que ñun sur le plan scientifique dañu xam ne comme ni nga ko waxee noonu jigéen ji wan lor ba am doom di nampal bu ko suñu borom dimbalee bu ko nampalee comme na mu war a demee wan lor du ko yombati ndax li tax mooy ci boppam dafa am lu ñuy wax le complexe hypothalamo-hypophysaire maa ngi koy junj sànq ñooñu ñoo yor cycle jigéen ji ci boppam ñoom ñooy libéré ñaari hormones yooyu ñuy wax FSH ak LH follicule stimulating hormone ak lutein hormone ñaari hormones yooyu ñooy màggal ovaire bi ba tax nen yooyu di màgg nañu war a màgg ci gàttal ni ma ko mën a waxee jamono ji soxna yi di nàmpal ñaari hormones yooyu dootuñu ko defar à la place dañuy defal ñaari hormones yi ñuy wax ocytocine ak prolactine parce que ñaari hormones yooyu ñooy dem ci weenu doomu ci jigéen ji ngir di ko préparer meew mi muy nàmp heure bu xale bi laalee wen bi rek influx nerveux mooy dem ci bopp bi pour mu libérer ñaari hormones yooyu ngir xale bi mën a am lu mu nàmp comme pour te dire day wax ne amatuma jotu defar lee ndax am naa beneen liggéey comme ñi ngi may nàmpal loo kii te ma war a defal dundam mënuma boole liggéey bi ak bee dootu ma defar lee dama koy bàyyi noppal femme bi cycle am dootu dox kii nàmpal normalement comme il le faut cycle am du gaaw a ñëwaat te loolu c'est des pourcentages extrêmement élevés ci jigéen ñi ñi ko ci rëcc ñu néew lañu buñ ko waxee nag mooy nàmpal convenablement comme il se doit
di raxas sa ween di ko nampal comme il se doit jàpp ne nourriture bi sa doom moo ko moom ci deret ji lañ ko koy defarale waaye mu boole ci hormones yooyu di jóge ci boppam. lu mu gàtt nampal bi lu mu gàtt comme à peu près war na ko mat. pour loolu 2 ans yooyu ñu waxoon. lan mooy nampal convenablement. maanaam bu joxee doom ji ween wi mu seex ko. ay minutes lu mu néew ne war na ko am. xam nga jigéen ji nampal ci boppam sax moom quantité de lait bi ne ci weenam da koy xam. moom day xam da nga gis jigéen bu parfois mu ne xale bi de mi ngi jooy waaye sama ween bi amul soow. parfois mu ne am na soow kon moom mi ngi xam ndax am na soow wala amul soow. bu ko xale bi soxlaa te xiif bi ngi mel ne sama doom bi ma defal lu di ko jox muy lekk. quantité bi ma koy jox muy lekk man dama ko xam. parfois xale bi dama naan suur na. arrêté nañ ko dencal la ci des. parfois mu jooy parfois sax nga gis yaay joo xam ne day jël doom di ko forcer di ko jox muy lekk. parce que xam nañ dafa xiif. de la même façon noonu la xale bi di yaay ji di xamee ne moom mii léeg-léeg yow yaay préféré dagg. ngir jox ko leneen mottalee waaye xam nga ne des na. yow da nga koy xam yow te loolu nga koy jox mu alimentation bu gën meew bi jógee ci wenn kenn mënu ko jox doom bu fekkee yaay ji amul feebar laay wax de waxuma na nga am benn feebar boo xam ne dafa am doomu jàngoro wala nangam ba tax ñu tane la ko mais meew rek la ñu tuddee ci aliment boo xam ne la ñu ko tuddee un aliment complet parce que suñu borom moo ñu dimbali defal ñu ko ci anam yoo xam ne manqué wul dara xale bi mën na koy dundee pendant 2 ans bu demee ba tàmbali dëgër lañ lay wax ne la ci boole yenn alimentation parce que mi ngi tàmbali di dëgër proprement dit donc moo tax ñoom ñuy incité ci mbirum alimentation ci mbirum aliment boobu noonu pour leeralal la ci fànn googu bu fekkee leer na waaw leer yaa ngi may waxaat ne ma est-ce que suñu borom dafa juum waaw wala li ñu defoon daa matul ci wax ba ñu dem ba jamono ci waxin ñu jàpp ne mbir mi daal vraiment mënatul ñàkk ci jigéen ji bu amee doom ba pare rek ñu proposé ko planification familiale xam nga planification familiale bu fekkoon dañuy def étude ci jigéen ji vraiment mu am doom ba pare ñu wut ay médecins yu xool butulu njurukaayam xam ne kii bu wanaatee lor dafay dee mais kooku koy am la doom kenn ki xam ne bu amee doom bu wanee lor mën na dee gis nañ ko ba vérifier ko ci certifié ko ci lu wóor ci médecin yu wóor kooku kan moo koy am kan moo koy am la doom waaye léegi lan moo tax ñoom sage-femme yi ñu bëgg saa bu jigéen ji ñëwee wasin rek ba noppi ba dellu kër ñëw premier rendez-vous ñoom seen bopp ñoo koy proposé loolu wax naa ko fi démb de mais loolu ñoom kii waxoon sànq bu duggoon mën na ma ko leeralal ñoom ci seen bopp ñoo lay buñ déggee ci duggoon moom dafay wane am nañ sañ-sañu bañ waaye bien sûr dama ne proposition bi laa wax ci ñoom lay jógee proposition bi man xam naa jigéen ñoo xam ne musuñu xam luy planification familiale nekku seen bopp maanaam moom ci boppam moo koy woo mu ñëw mu ne ko sa nampal bii ngeen nampal soo moytul mën nga ci am doom joo xam ne day jege yoo est-ce que yaa ngi dégg te bu jege yow mën na la jural nang ba nanga maa nga lay proposé nga def planification familiale su fekkee mën na nekk jigéen ji ne ko ban la mu indil ko informe moom moo koy wax sax moo koy jox méthode expliqué ko yëpp am nañ sax boo demee ci hôpitaux yenn yi jërumay tudd boo demee ci porte d'entrée avant ñu dugg am na femmes yi ñu génn ñu toog ñu expliqué femmes yi parfois bu ngeen duggee bii lii la bii lii la bii lii la bii lii la pour yee leen parce que ñoom dafa bokk seen droit nee nañ jigéen gi dafa war a am des informations nécessaires ci planification familiale waaye duñu ko wax mukk nag nan lay duggee ci biir yaram bi yan transformation lay def comme ni ma ko expliqué sànq nan lay def ci moom ba tax doom ji du juddu wala nangam déedéet jëlal bi léegi daal nga jël benn nga jàpp ne am na ci yow ay conséquences sa yaram ñu woo la nga ñëw ñu ne nan la changé defal la beneen bi te xanaa sëñ Matar jigéen ji bala nga ko defal loolu war na am fu ngeen yegg man bu ma la jox paracétamol damay xaar sa bopp métti yow dara jaragu la yow xaw ma sax ba xam da nga bokk ci jigéen ñi nga xam ne si mën ngeen a nampal ñaari at te du ngeen gis baax am naa sama benn xarit boo xam ne dafa ma posé question mu ne ma man de bi ma njëkkee am doom dama am doom rek ñu proposé ma ko ma dem defi ko beneen la defoon mu def 2 ans mu dem ñu dindil ko bi mu ko dindee su borom dimbali na ko sax moom bien vrai que cycle am amoon na jafe-jafe lool parce que gisatu loon baax baal ma ba mu tiit ci lool waaw ba mu tiit ci lool baal ma ñu jël ki ci ligne bi dafa am ko ñëw salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ahlan ñu ngi ziar aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ziar ñu la koy delloo ngeen si jàmm alhamdulilah fooy wootee leen di delloo ziar alhamdulilah macha allah fooy wootee maa ngi wootee Dakar Dakar ngay wootee waaw bismillah ñu ngi lay déglu waaw maa ngi sant yàlla bu baax ci yàlla bi ma may ma dugg ci émission bi di ndokkeel sama mbokkum sant Lo professeur Cheikh Lo kese la mën a sant wax dëgg yàlla ñu ngi koy bëggee bu baax a baax professeur boobu alhamdulilah macha allah jërëjëf kii moom ku ko gis tey mu wax xam ne yàllaa koy yónni te mën naa dogu ci ni am naa yaakaar ni sage-femme datul dugg di wax lii ma dégg tey dégg ko démb wallahi alazim 90 ba léegi sama xol la nekk di metti lii am nii benn côté dafa honte benn côté dafa méchant maanaam dafa nekk gàcce nekkaat ak coxarte tey dafa am lu ñuy wax association des juristes des femmes juristes bu
fekkoon tey jigéen ñi ñuy planifier dañuy am ay avocat ki ay juge dañu war taxaw pour défendre jigéen ñooy ñuy imposer maa leen ko digal yàlla dafa def lu mel nii ba muy tàmbali mosuñoo def benn étude au Sénégal ba ni taux de jigéen ñi nef 30% la kon danger la waaw foo xam ne yow problème amul fa loo fi indee solution fu problème amul luñ fi indee solution fan la am ci àdduna bi foo xam ni kenn gis fa problème nga gisal solution loolu du woon dëgg te mosul nekk dëgg te wallahi du doon dëgg Cheikh Naas nga xam lu mu wax am lu muy fàtte gis nga lii taux de cancer de sein yi am yëpp Sénégal man ñoo ci xam ñëpp dañ doon planifié wu Louise moo ko gën a xam Louise moomu wallahi moo ko gën a xam sànq mi ngi wax naan am na ñoo xam ne seen organisme dana ko adopté même bu ko adopté à 100% conséquence mooy ëllëg dañu bëggaat am doom duñu ko am man j'en connais beaucoup de femmes lu ma ci xam du ñu jeex lu ma ci xam du jeex man ñi ma xam ñëpp ñu am problème cancer de sein dañ doon planifié wu man maa wax loolu man et parmi ces femmes là y a des femmes qui sont tellement proches samay mbokk la ñu man loolu boobu rey doomu aadama yàq yaram doomu aadama xaraam na ittifaqan am na jamono bu ñu koy tàmbali dañ ci dugal ay religieux mais religieux yooyu ñoom bu ñu leen proposé nangam googu ñoom si seen marja seen delluwaay alxuraan la war a nekk dañu waroon wax ne balaa ñu jël solution tubaab ñun ay jullit lañu yàlla am na ñu jàngaloon yàlla waxoon na ni na ngeen nàmpal seen doom yi ñaari at wax ngeen ko duma ci delluwaat loolu ñëpp yàlla waxu yàlla xikma la waxu yàlla xikma la du juum moo gën a xam nit kon bu loolu yëpp amee lii débat bi dafa waroon jeex bu yàgg ñëpp xam nañ débat bi dëgguwul mosul dëggu te du ma sa dëggu suivre naa benn émission Oustaz Dame Ndiaye bu ñu ko posé question ci kilifa yi ko adopté muy kilifa diine yooyu dafa rafetal rek ne waaw dañ leen nax waaw d'accord loolu moo gën a woyof ci ñoom dafa leen nax maa ngi nag wax benn affaire di interpellé professeur tey ñëwul mais mel naa ko lool dama bëgg prochaine fois professeur buy defaan na mel nii muy indi dalil bu sarix bu leer nañ waaye du ñu wax diw nee naa borom xam-xam non ñun taalibe yi nanguwuñu loolu dañu bëgg démb bu muy wax sax loolu nga gis Louise mi ngi kontaan di reetaan di muuñ di mbég c'est malheureux non bàyyi noonu d'accord man daal sant naa yàlla ba nga xamee ni alhamdulilah sama mbokk dooyin bii yàllaa koy yónni mu ñëw indi la mu yàlla fa tabaarakallah walhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Louise waaw nga ne je peux faire juste une précision je veux juste dire que ne Louise toogu fi pour défendre planification familiale Louise n'est pas payée par qui que ce soit Louise intéressé wul ci benn lobby il faut duñu fi toog pour waxal sénégalais yi il faut que ce soit très clair parce que tamit sénégalais dafa gaaw féetale nit fenn et il est important que tamit boo tegee ci plateau de télé nga def ay précisions effectivement defuma faraluma planification familiale dama fi toog nekk jigéen di analyser xam di joxe ay faits réels yu nit vivre. sa domaine lañ nekk ci santé. exactement donc il faut pas que ñu il faut pas que ñu def benn appartenance. non loolu moom amu ci xëy na dafa dugg mënoon na dugg tey wax gis-gisu Seexuna loolu dañ koy accepter ñi non c'est normal ñi woote bu ñëwee tey ne Makhtar Sarr ànduma yee damay toog déglu leen li tax ànduñoo ak man su ma paree man comme ni nga def ni am lu ma ciy leeral ma leeral ko ci ëllëg mën nañu woote ànduñoo ak Oustaz Mouhamed loolu moo tax c'est normal loolu mooy voilà c'est normal c'est ça pour ñu ànd ak ñun sa position bul ci daw bu dee da nga jël position pour défendre ko sax jël ko pour défendre ko après am na koo xam ne ni yow fi nga toog moom loolu mooy position am moom loolu lay défendre loolu moo tax ñu jël plateau ñeent mënoon nañu jël professeur Cheikhou Lo rek mu ñëw toog indi li muy indi wala Cheikhouna ñëw jël benn position mais buñ defee lu varié nii yow nga janoog Cheikhouna seen yooyu noonu dañ koy bëgg. et puis balaa muy wax mën naa ko posé wala benn question. sa question bi dafa am boo xam ne fàttewu ma ko te intéressé na ma posé woon. mais mën naa ko joxaale beneen. boole ko ci. dama gis plusieurs femmes. yu ma wax maa ngi seen ay audio. que ne dañu nekkoon ci benn situation de mënuñu am doom. bu yàgg ñu nekk di suivi traitement. médecin conseillé ñu def planification familiale. et planification familiale boobu nekk élément déclencheur. ba ñu
mujj am doom. si diir bu gàtt après ñu bàyyi ko jëlaat benn traitement mujj am doom. dama la bëgg a laaj est-ce que c'est logiquement. waaw c'est pas acceptable nan la mën a nekkee. est-ce que am na wala amul. tamit nga indi si ay précisions. parce que am naa vocal femme yooyu ci ligne bi. ñu ngi jéggalu nag suñu benn waay Mouhamed Moustapha Ndiaye démb moom bàyyi na ma message nee na ma kër dem ligne bi yëpp lekk na ko serveur bi ñu ngi ko ci jéggalu bu baax a baax xam naa waxtu wi day bari ñuy duggandoo loolu tax ku dugg jotoo it nga comprendre rek xam ne bu ñu ubbee téléphone yi rek ñu bëggee soxla ñu bëree bëgg a participer ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ahlan. allo. allo waaw na ngeen def. Pape Matar. la bayka. ñu ngi ziar. yàlla na ko yàlla nangu. alhamdulilah. fooy wootee. yëmbal. yëmbal bismillah ñu ngi lay déglu ci thème bi. ñu ngi lay nuyu di nuyu waa télé bi yëpp. jërëjëf. di kontaan ci émission bi. jërëjëf. di nuyu waa plateau bi yëpp. di rafetlu émission bi ñu ngi koy topp boobu ba léegi depuis démb. démb sax woote woon nañ ci. di nuyu professeur Cheikh Lo. fii ci leeral yi. di ko laaj juste benn question rek. waaw. sànq dama dégg mu wax ni am na jigéen yoo xamante ni bu fekkee ni dañuy nàmpal duñu jël ëmb. waaw léegi nag may laaj jigéen ñi nga xamante ni même buy nàmpal te réewu ko jël ëmb léegi te bëggul def planification familiale léegi yan méthode la war a mën a jël moom. waaw loolu daal maa ngi ko koy laaj. d'accord. waaw baax na. jërëjëf. ok jërëjëf. xam naa ci question yi ni ñu toftalee balaa bu mujj bi ci Louise mu ngi la doon laaj ki nga xam ne nii mi ngi xëpp deret daf na dem na ci psychologue nga wax wala. gynécologue mu ne ko. loolu noonu amul benn inconvénient ci 1 an yi mu toog gisu ko deret. ndax yow ci sa gëstu may na la. nga gis ne 1 an yooyu mu toog gisu ko deret. am na benn inconvénient bu mu am. dana ma permettre ma leeralaale benn point sax boo xam ne dafa lié lool ak planification familiale muy cancer. li nga wax ni dana ma ci dimbali waale question yi la bokk ndax ñu bari ñu ngi koy posé. dana ma dimbali ma leerale waale ko. parce que ñaar yooyu sorante wuñu. gis nga ki daan faral di gis baax bi tudd njurukaay bi di màgg di dagg de façon cyclique. weer wu ne wala nangam fan yu nekk mu dagg mu toog un bon moment defatu ko parce que butitu njurukaay gi am na lu koy entretenir ba tax daggatul na ko leer ne cellules yooyu ña ngay màgg mu xam ak mu bañ a xam ma ngay màgg parce que li koy màggal mooy ndox ya ko daan màggal muy progestérone ak œstrogène moom lañ la injecté ci sa yaram bu mu téye ko ba tax mënatul a génn bu taux boobu wàccoon rek nga daal di gis mu daal di tàmbali dagg léegi nag gis nga ñu xam na la ñu définir cancer mooy une modification cellulaire ci benn organe mooy ci biir butitu njurukaay moo xam utérus la cellule ya fa nekkoon dañu dem ba mujj am modification gis nañ ne sax jigéen ji bu toogal yàgg gisul règle parfois bu jekkee gis règle rek day gis ne sax deret ji muy génne day dem ba tàmbalee ñuul ci ni ma ko mën a waxee couleur bi tàmbalee changé gis nga cellule yooyu noonu ne ci biir yàgg fa loolu te génnuñu parfois dañuy modifié wu ba suñu défenseur organisme bi dootu ñu leen xàmmee parce que yaram doomu aadama dafa am ay soldats yu ñu tuddee globules blancs ci tënk ni ma ko mën a wax ak yu ko gën a solo ci biir ay lymphocytes ak nangam yooyu bu ñu gisee élément bu bokkul ci yaram rek dañuy daw song ko boo déggee ñun nit ki am na cancer xam nga lu ko waral mooy benn ci samay organe am na ci cellules yu fa nekk yoo xam ne modifié wu nañu lu leen modifié dama doon tux tabac bu bari nicotine bi collé wu ci ba modifié leen dama daan naan drogue alcool bi modifié leen dama daan lekk boo xam ne baaxul mu tafu ci ba modifié leen rayon solaire ñoo ma ko def ba mu tafu ci ba modifié wala benn virus moo dugg sama yaram ba modifié leen wala dama doon jëfandikoo lu mel ne planification familiale sama taux d'hormone bi augmenté ba mu modifié leen heure bu leen modifié rek sama défenseurs yi dañuy daw song ko bu ñu ko songee attaqué ko ñu ne am na cancer nit kooku noonu kon première conséquence bu wax la ci soxna soosu noonu mooy ne yaakaar naa journée mondiale du cancer fii Sénégal bi ñu ko defee yàggul ci mois bii ñu génn wala ba jàll la woon Sénégal téeméeri nit ñun gis ñu am cancer 37% yi ay góor lañu 67% ay jigéen 37% ay góor lañu 63% yi ay jigéen lañu waaye léegi góor ak jigéen bokk benn kër bu ñu nekk di bokk lu ñu lekk bokk lu ñu naan mekk même environnement bi nan la taux jigéen ji mën a dem ba doubler presque bu góor bi te ci ëpp ci jigéen ñi ëpp na 80% cancer du sein cancer du col de l'utérus te ñi may déglu ñëpp te yëngu ci corps médical bi xam nañu ne un excès du taux de progestérone dans l'organisme dafay joxe cancer xam nañ ko ñoom te progestérone boobu moom la leen injecté taux boobu bu ëppee ci yaramu doomu aadama bi daf koy jox cancer ci lu wér cancer du sein cancer du l'utérus lu ñu xam la ndax dañuy agir ci moom yamul ci loolu daf koy yokkal poids wam moom ci boppam
moom jigéen jooju te jigéen ji heure bu yokkee poids wam graisse gi tàmbalee bëri rek mooy vaisseau yi deret di war a jaar mi ngi tàmbalee fatt te bu vaisseau yi tàmbalee fatt rek mooy xol bi faaw mu yokk liggéeyam pour satisfaire organes yi parce que pompe la yoon yi muy jaar fatt na faaw ma yokk sama liggéey mu indil ma tension wala léegi tension bi bu yéegee mooy filtration bi yokk na rein bi doon filtrer deret ji waroon koy filtrer 10 fois par jour un exemple nga yokk liggéey mu koy def 20 fois par jour wala 30 fois par jour mais kooku bu yàggee doo ko indil insuffisance rénale foie bi nga xam ne moo doon stocké sucre bi ci boppam de la même façon graisse googu noonu da ci am part de responsabilité mais taux ba mu daan assuré dootu ko mën def mu jur la diabète de type 2 mais yii yëpp ils sont étroitement liés ak lii nga xam si moom ngeen wax muy hormones yooyu nga xam ne moom la injecté doomu aadama bi kon jigéen boobu di wax ne mi ngi toog nangami weer gisul wala nangami weer gisul parce que kooku boo ko laajee dina la wax ne la am na surpoids mi nga am ay migraine fu mu toll yaram baa ngi metti yaram baa ngi diis biir bi noonu sommeil yi bu dul jeex tànk yi diis gan parfois sax mu dem ba indi ay yax yu métti ak nangam mais ils sont étroitement liés. mën naa dugal benn question. bismillah. Tu verras d'autres femmes aussi yoo xam ne. defuñu planification familiale du tout. ñu am doom nekk en état de grossesse am doom am problème retour de couche. c'est-à-dire que tant que déclenché wuñu leen duñu gis règle. ñooñu fan nga leen di catégoriser léegi. déclenché c'est-à-dire que am na durant les périodes d'allaitement wala bi ñu paree. non durant les périodes d'allaitement. am ñoo xam ne bu ñu wasinee rek. duñu am retour de couche tant que déclenché wuñu leen. waaw déclenchement léegi ñooñu diir bu ñu toog noonu gisuñu deret. deret boobu tamit dafa am conséquence. très important yaa ngi posé question bu am solo boo xam ne dama bëgg. loolu mooy am solo mooy maanaam. nit ñi yi xalaat te mënuñu ko wax ngeen dimbali ma ci di ko wax. loolu moo ma ci dimbali pour ñu mën a leeral parce que ñu ci bëri. nit ki day layal loo xam ne du ko comprendre parce que problème physiologique la li ngay wax. bien sûr bien sûr. jigéen ji nga xam ne moom dafa amul quantité de progestérone ak œstrogène yi war a màggal bu ci njurukaayam ba mu gis baax. ak jigéen ji nga xam ne da ko am ba mu téelu ko bokkuñu te ñaar yëpp da koy joxe jigéen ji nga xam ne moom dafa am problème ndox yooyu ci yaramam ba tax butitu njurukaay mënta màgg ba gisul baax kooku amul jafe-jafe butitu njurukaay màggul sax dafa gisul baax parce que li war a màggal butitu njurukaay gi moo amul bokkul ak ki nga xam ne dañ ko jox lu ko màggal ba mu màgg mu téye ko c'est diamétralement opposé. léegi ku nekk retour de couche koo xam ne dafa accouché ba pare kooku am na butitu njurukaayam màgg na c'est vérifié waaw butitu njurukaayam màggoon na ba jox ko doom waaye dama la wax ne la jamono ji niy nàmpal li daan joxe ndox yooyu ne ci boppam dafa am beneen liggéey mooy dafa am ñaari hormones yu muy def ma wax ko lu ma lim ko sànq muy prolactine ak ocytocine ba tax liggéey boobu defatu ko libéretul ñaari hormones yooyu ba tax œstrogène ak progestérone bi daan màggal butitu njurukaay gi defatu ko jamono jooju. kon ñàkk gis baax ci kooku amul conséquence. non dama la wax sànq ne la jigéen ji normalement bu amee doom dafa war a toog lu yàgg te gisul baax bu fekkee mi ngi nàmpal normalement loolu mooy yoon. bu demee ba am na ñoo xam ne suñu borom dimbali na leen dañ dem ba feral sax di doog a tàmbali quelques mois après doog a jël lu normal la ci jigéen ji bu mu ko def benn jafe-jafe lu am la soxlawul ñu koy déclenché ki lay wax naan da koy déclenché di ko joxe œstrogène ak progestérone ndëgg sërëx la ngir def loo ko planification familiale mais il n'en a pas besoin elle du moins yite woowu ko soxlawu ko point boobu tamit il faut mu leer voilà léegi donc surpoids bi c'est clair on en a largement discuté te wax naa la tamit ne la noonu lay indee problème mu tension bi noonu lay ñëwee ci problème mu diabète boobu noonu parce que ils sont étroitement liés noonu lay indee problème mu rein yooyu nga dégg ñu wax suñu mbokk jigéen yi ñu ci bañ tey jii ñu ngi ci gaal googu noonu di daw ni ma ko mën a waxee ci gàttal. léegi nag ku nekk na yee xalam. baal ma ñu jël ki ci ligne bi dellusiwaat ci loolu salaamaaleykum. waaleykum salaam. ahlan ñu ngi ziar. waaw ñu ngi ziar baax alhamdulilah. fooy wootee.